ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi amiin. na barkeb Yeesu Krista suñu boroom ak cofeeluk Yàlla ak xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen yépp. mbokk yi di seetaan Laudemus Dominum ci rajo Dunya Vision maa ngi leen di nuyu ci suma turu bopp ak ci turu ñi liggéeyandook man ci émission catholique bi di leen yéene yiw yu bare yi jóge ci Yàlla. lu jiitu dale ko bésu dimanche bi di dibéeru soor ak coonoy borom bi, le dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur, dinañu dugg ci ayu bés gu sell gi. tey ci njàng mi dinañu dégg na Yeesu duggee ca dëkkub Yerusalem war mbaam sëf ab cumbur ni buur bu lewet. waa Yerusalem teral ko naka Yàlla yónni. taalibe ya yépp di baneexu ak a sant Yàlla ak baat yu kawe naan yow buur bi ñëw ci turu borom bi barkeel nga, na jàmm am ca asamaan ak ndam ca kaw a kaw asamaan. ñu nit nañu teral Yeesu ci suñu biir xol. ci ñaareelu wàll bi li ñu tàmbali semaine bu sell bi moo tax dinañu firi la semaine sainte en général, di firi it dimaasu soor ak coonoy borom bi, boole ci faram-fàcceeb mees chrismal bi, mees bi ñuy xumbal fii ci Sénégal ca cathédrale ya gannaaw suba ci ngoon. nañu ci bàyyi xel. ci wàllu prier avec les psaumes dinañu ñaanandook yéen psaume 22. ñeme naa wax ne ñu bare ci ñun xam nañu baat yuy ubbi psaume bi. waaw xam nañu leen sax ci làkku hébreu. ndaxte Yeesu ca croix ba moo leen waxoon naan Eloi Eloi lama sabachthani, Yàlla sama lu tax nga bàyyi ma. nañu ñaan psaume bi ànd ak ñépp ñi sonn. wàllu wu mujj wi di démb ak tey. su may mbokk yi bu ñu ko xoolee bu baax dale ko bi ñu tàmbalee émission bi di Laudemus Dominum ci wolof ak léegi am na fukki at. xalaatoo nañu leen a woon ci lu gàtta gàtt en rétrospective ay wàlli émission yu ñu mës a teg. tey dinañu leen wonaat weneen wàllu émission wa ñu jagleloon Caritas in Veritate, coofel ci dëgg gi, di bataaxal bu mag ba Pape Benoît XVI bindoon ci mbirum mboolem nawle mi sur la doctrine sociale. nañu ci bàyyi waat xel. lewan si lu Yeesu Krista pëluk mu sell mi bind. ca jamono jooja Yeesu dafa jiite woon taalibeem ya ngir yéeg Yerusalem. ba muy jege Betfage ak Betani
ci tundu oliw ya mu yónni ñaari taalibeem ne leen dem leen ca dëkk ba ca seen kanam bu ngeen fa duggee di ngeen fa fekk cumbur bu ñu yeew te kenn mësu koo war tekki leen ko indi te suñu leen laajee lu tax ngeen tekki ko tontu leen ne borom bee ko soxla taalibe ya dem fekk fa lépp la leen Yeesu waxoon ba ñuy tekki cumbur ba ay boromam laaj leen lu tax ngeen yiwi cumbur bile ñu tontu ne borom bee ko soxla ñu indil Yeesu cumbur ba lal seeni cangaay ca kawam warloo ca Yeesu ba muy jaar nit ña di lal seeni yére ca yoon wa ba mu jegee mbartalum tundu oliw ya taalibe ya yépp di bànneexu te di sant Yàlla ak baat yu kawe di ko gërëm ca kawteef ya ñu gisoon yépp ñu ne yow buur bi ñëw ci turu borom bi barkel nga na jàmm am ca asamaan ak ndam ca kaw a kaw asamaan ay farisen yu nekkoon ca biir mbooloo ma ne Yeesu sang bi waxal say taalibe ñu noppi mu tontu leen ne maa leen ko wax suñu noppee kon xeer yi ñoom dinañu yuuxu Fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun et ta parole nous réveille. Fermer les yeux pour tout quitter et les ouvrir sur l'inconnu. Vouloir donner son Fils unique, être témoin de la confiance. Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun et ta parole nous mbokk yi ñu ngi ci nii ngir suñu njàngale suñu catéchisme ñun ñépp dañu soxla ay njàngale yu ñu yee topp di ñu yeewati wolof njaay nee na njàng du wees bëgg naa ci boole geneen kàddu Monseigneur Gottfried Cardinal Daniels l'archevêque Bruxelles, Belgique, moo ko mësoon a bind ca atum 2005 di at ma ñu jagleeloon l'Eucharistie bi yónnee na l'abbé diocésain bataaxal bu ndaw bi jëm ci mees bi ci boppu bataaxal boobu bind na laaj bi ndax nand ngeen li ngeen di def ci tubaab comprenez-vous ce que vous faites ci suuf laaj bi wóoroon na ko ne am na ay labbe yu xamatul bu baax lu ñuy def lu tolloog mees bi
dañuy wax ñaani mees bi boole ci ay liyaar des gestes waaye fàtte nañu li ñu mës a jàng ci mbirum mees bi. wóor na ko it ne suñu ñu firilee lu ñu nara xumbal feek ay fan yu néew ci semaine bu sell bi ñuy séentu, la semaine sainte que nous célébrerons, ñun ñépp dinañu witt daanaka ay doom yu rafet ci njàngale moomu. looloo tax tey ci émission bii ak ci émission bi ñuy def feek ñaari semaine ci dimaasu soosoor ak coonoy borom bi bëgg nañu leen a firil lu ñuy xumbal ci semaine bu sell bi dale ko ca dimanche des rameaux et de la passion du Christ ba ca dimanche de Pâques et de la résurrection. tey dinañu yemale suñu njàngale ci ñetti mbir. benn, xalaat bu mag bi ñu semaine bu sell bi bëgg a feeñalal. ñaar, yenn xalaat ci mbirum dimaasu soor ak coonooy borom bi ngir ñu gën koo mën a xumbal. ñett, la messe chrismale, messe bi lewek bi di jàng ci cathédrale bi ànd ak ay labbeem di ci sellal diw gi ñuy naan le Saint-Crème ak di ci barkel diwu jarak yi ak diwu catéchumène yi. lu jiitu nañu teg bët ci semaine bu sell bi, la semaine sainte en général. lu tolloog semaine bu sell boobu jàngu bi dafay xumbal kumpa ya Yeesu doon dund ca fanam yu mujj ya, dale ko duggam Yerusalem ni Krista bi comme le Messie ba ca bésub dekkalikoom. lu tolloog bés yu jiitu yi ci semaine bu sell bi jamonoy Carême dafay wéy ba ca alxames ju sell ji ci ngoon. ci téere bi l'abbé bi di jëriñoo bés bu nekk ngir jàng mees dans le missel de l'autel teg nañu tëralin yi jëm ci atum jàngu bi, l'année liturgique, te ñu war leen a topp ci àddina si sépp. lii lañ ci bind. Le temps de Carême va du mercredi des cendres à la messe du jeudi saint exclusivement. ndaxte dale ko meesu alxames ju sell ji ci ngoon dañuy dugg ci ñetti fani Pâques, le triduum pascal. kon ci semaine bu sell bi mën nañoo ràññee ay fan yu bokk ci jamonoy koor ak ay fan yu bokk ci pujjum atum jàngu bi, le sommet de l'année liturgique du triduum pascal. looloo tax ñu tuddee woor bi jàngu bi di laaj ci ajuma ji sell ji un jeûne pascal, woor bi ànd ak xew Pâques. ñaareel bi, nañu teg bët ci juróom benneelu dimanche bi ci jamonoy ñeent fukki fan yi di jamonoy Carême. dimanche bi tuddee nañu ko dimaasu soor ak coonooy borom bi. xam nañu bu baax ne coonooy borom bi ak deeyam ca bésub ajjuma la amoon. bu ko defee ci bésub ajjuma ju sell ji lañu koy xumbal, le jour J. ndaxam jàngu bi dafa bëgg a jàng xaat ci bésu dimanche bi jiitu ajjuma jooju l'Évangile bi ñuy nettali coonoom, deeyam ak rob ba ñu ko roboon. lu tax ñu koy jàng xaat? ndaxte
jàngu bi dafa bëgg croix Christa bi tiim, c'est-à-dire domine semaine bu sell bi bépp, dale ko dimaasu coonoy borom bi ba dimaasu Pâques. waaye ci kaw loolu lépp nañu xam ne croix bi ak dékkaliku bi, la croix et la résurrection ñoo ànd nekk genn kumpa gi ëmb dee ak dund. léegi nag bala ñuy xumbal mesu dimanche bi ñu jàng coonoy borom bi ak deyam, dinañu def procession wu soor-soor, la procession des rameaux. chrétien yi dinañu fàttaliku ci wax ak ci jëf la Yeesu def ak la ko dal yenn bés bala ñu koy jàpp ate ko dee. dugg na ca dëkk bu sell ba di Yerusalem niki yonent ya mësa yëgle, di ki yàlla tànn fal ko duwe ko xale mu sell mi, maanaam ni Krista bi. turu Krista bi jóge na ci làkku grek te dafay tekki ku ñu diw, loin. su doon ci làkku hébreu, Messi lañuy wax. ba ñuy fàttaliku la xewoon ak Yeesu te ñu dégg ko sànq di ko dundaat ci procession soor-soor yi, dañuy yéene sunu ngëm ci Krista bi di borom dund gi. ndaxte donte sax gannaaw ga ñu àtte ko dee ba reylu ko, jot na ndam li ko Yàlla baayam may. Yàlla baayam moo aye gannaaw àttekat ya reylu Yeesu, mooy wax kàddu gu mujj gi. sunu procession soor-soor dafay wone sunu yaakaar, ndaxte ànd ak Yeesu Krista bi ñu ngi ci yoonu dund gudul jeex ga, ndaxte moom dinañu ubbil bunti barsàk. lu jëm ci procession soor-soor bi bëgg nañu leen a firil lii. ci procession boobu daanañu jëriñoo ay soor-soor, loolu tax ñuy wax ci tubaab le dimanche des rameaux. baatu rameau dafa jóge ci baat bu latin ramus bi tekki banqaas, branche non spécifiée. ñoom waa Yerusalem jël nañu ay soor-soor des branches de palmier. su soor-soor amul wala ñàkk, niki ci diiwaanu Tugal du Nord comme dans mon pays la Belgique, mën nañu jël beneen xeetu banqaas wala leneenati niki ay fulaar. ñaareelu mbir mi ànd ak procession soor-soor bi moo di woy wa waa Yerusalem doon woyal Yeesu mu ñuy teral ci seen dëkk. dégg nañu ko sànq ci l'évangile bi ñuy màggal Yeesu naan: Hosanna doomu Dawid, ki dëkk ci turu borom bi, yàlla na barkeel. Hosanna ca kaw a kaw asamaan. lu baatu Hosanna di tekki ci seen làkk, ci làkku hébreu, waa Yerusalem yuuxu nañu naan Osiyax na. Osiyax dafay tekki musal, sauver. lu ñu ci yokk moo di na. baat bu ndaw bii dafay tekki maa ngi lay ñaan. kon bu ñuy woy Hosanna dañuy ñaan Yeesu naan musalal mbokk. ci pusoom bi ñuy woy ci bésu Pâques
di psaume 117 dinañu woy: de grâce Seigneur sauve donc, de grâce Seigneur triomphe donc. maanaam ci wolof, ngir yàlla musalal mboog borom bi, ngir yàlla jëlal ndam li borom bi. li ñuy wax ci hosana musalal mboog dafa jege li turu Yeesu di tekki, ndaxte maanaa ji feeñ ci hosana mooy feeñ ci turam Yeesu. ci làkku hébreu Yehosuwa lañuy wax dafay tekki yàlla musalal, Yahweh sauve. gannaaw bi ñu fiiree tuuti li ñu xumbal ci juróom benneelu dimaasu koor di dimaasu sorsoor ak coonoy borom bi Yeesu, nañu jublu léegi ci mees bu xumb bi lewek bi di jàng ci semaine bu sell bi, am ci alxames ju sell ji ci suba, am ci beneen bés. ci joseesu Ndakaaru lewek bi dafa koy def ci talaata ju sell ji ci ngoon. mees boobu dañu koy tuddee la messe chrismale. lu tax ñu tuddee ko messe chrismale? dañu boole turu chrismale ci turu mees, ndaxte ci biir mees bu xumb boobu lewek bi dina waajal ñetti xeeti diw, 3 sortes d'huile. l'abbé yi ànd ak moom dinañu leen jëriñoo ci yenn sacrement ak ci yenn jëf yu rëy ci dundu jàngu bi. yan diw lay waajal? benn, diw gu ñu tuddee le saint crème. turu crème dafa jóge ci turu grec chrisma, wuy tekki diw, onguent. nu ñu defaree diw chrisma gi walla crème? lewek bi ci kanamu ñépp ñu ko teewee dina boole huile d'olive, baume et d'autres substances parfumées. gannaaw loolu dina ko consacrer, maanaam dina ñaan yàlla mu selalee ko xelam mu sell mi, di ko ber ndax ñu jëriñoo ko rekk ngir selal ak a fal kenn. kon bu ñu koy diw kenn walla dara, par exemple un autel, une église, xel mu sell mi dina dugg ci nit kooka, walla l'autel bi walla ci taaxum jàngu bi, ni diw di duggee ci suñu yaram. ci misaal, gannaaw bu ñu batisee kenn, labbe bi dina ko diwee le saint crème, kooku dina doon ba faw cëru Yeesu Krista. ci sacrement confirmé ba dinañu diwee kenn genn diw googu ngir yàlla fal ko mu doon seedes Yeesu Krista. noonu la bu ñuy fal labbe walla lewek ngir mu doon ki mën a wuutu Krista bi di jëf ci turam, in persona Christi. ñaareelu diw gi lewek bi di barkeel moo di diwu jarak yi. fii lewek bi du ko consacré, dina ko barkeel, dina ñaan yàlla mu jotali barkeem yi ku ñuy diwee diw gii, maanaam ndax coono ci feebar wàññiku ci yaramam ak ci xelam. ñetteelu diw gi lew gi di barkeel ci meesu chrismal
moo di diwu catéchumène yi. lewek bi dina ñaan ndax yàlla may catéchumène yi doole ngir xeex ak lu bon yi ni mbëri yàlla ci wetu Krista bi. Pape Paul juróom benneel mu texe mi bëggoon na mees chrismal bi doon it mees bi labbe yi yépp di daje ak seen lewek. ñoom dinañu beesalaat seeni diggéey labbe ci kanamam. Krista bi boole na nit ñi ak yàlla jaarale ko ci croixam. noonu la lewek bi ak labbe si di ànde ci wéyal liggéeyub Yeesu. mbokk yi ci yoon xew yu mag yi dañu leen di waajal bu baax sax. ci suñu njàngaleem tey jéem nañu waajal ànd ak yéen li ñuy xumbal feek ñaari semaine. yoon bi di ñëw dinañu teg bët ci ñetti bési Pâques, le Triduum pascal di pujjub atum jàngu bi, le sommet de l'année liturgique. ci jàmm. Fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun et ta parole nous réveille. Fermer les yeux pour tout quitter et les ouvrir sur l'inconnu. Vouloir donner son Fils unique, être témoin de la confiance. Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun et ta parole nous yàlla sama lu tax nga wàcc ma mucc gi dafa ma sore kàddu yi may wax. yàlla sama maa ngi lay woo bëccëg bi bépp te wuyuloo guddi gi sax amuma noflaay. ndaxam yow yaa sell yow mi dëkk ci bàkki Israël. ci yow la suñuy maam daan yaakaar daan nañu yaakaar te daan nga leen musal. bu ñu yuuxoo fi yow daan nañu rëcc. ci yow lañu daan yaakaar te daanuñu am mbetteel. te man sax rekk laa duma nit ñaa ngi may ñaawal
mbootaay gi fegg ma ñi may gis ñépp a ngi may toroxal ñu ngi may reetaan di yëngal seen bopp naan borom bi la yaakaaroon na ko musal mbokk na ko jële fii su ko soppee dëgg waaw xaj yaa ngi may déeg ñu ñàkk njëriñ a ngi may wër ñu ngi ngarañ sumay loxo ak sumay tànk mën nañoo wàññ sumay yax yépp nit ñi lee may gis di ma seetaan ñu ngi seddoo sumay yére di kas-kas sumay càngaay yow nag borom bi bul sore ey suma doole ñëwal gaaw dimbali ma musal ma ci saamaar rawale ma ci gajji xaj musal ma ci gémmiñu gaynde ak béjjëni nag waaw wuyu nga ma maa ngi yéene sa tur ci kanamu mbokk yi maa ngi lay sant ci mbooloo mi yéen ñi ragal yàlla sant leen ko màggal leen ko yéen ñépp askanu Yakob yéen ñépp ragal leen ko askanu Israël. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi, pourtant, tu es saint. Toi qui habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi, ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un ver, pas un homme, rayé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée. Arrache-moi aux griffes des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu. Et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob. Vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. Yar gitseydi
La fille est joven, la fille est joven, ya veni de madre de dame tiene belleza al mar. mbokk yi wàllu émission wi moo di suñu catéchisme su dimanche ñi jënd encyclique bi Caritas in Veritate mën nañu ànd ak ñun jàng li ñu bëgg a wone léegi. Wolof Njaay nee na njàng du wees du ci fanu l'école bi rekk wala ci fanu liggéey bi njàng du wees it ci fanu ngëm. chrétien bu dul gëstooti ci mbirum gëmam ay dellu gannaaw gëmentu ba mel ni chrétien bu dee. ngir loolu bañ a am nañu wéyal suñu njàngale mi jëm ci bataaxal bi ñu Pape Benoît fukk ak juróom benneel bi bind di Caritas in Veritate. fan lañu tollu ci njàngum bataaxal bii. firil nañu leen ubbite bi l'introduction ci lañu Pape bi wonalee ak baat yu ëmb xalaatam yu xóot yi di Caritas cofeel, Veritas dëgg gi. ñaari baat yooyoo ngi feeñati saa su nekk ci bataaxalam bi bépp ni ab aw comme un refrain. jaarale ci ñoom la bëgg a xoolee coonee nit ñi ñépp ci àddina sii rawatina ci crise bi ñu jànkoonteel. ci xaaj bi jiitu bi di chapitre 1 fàttali nañu bataaxal bu mag ba Pape Paul VI bindoon di Populorum Progressio suqalikub xeet yi. lu ñu ci jot a xam. benn jàngu bi mbootaayu catholique yi li mu bëggal doomu aadama moo di sukkali nit màggloo nit promouvoir le développement de l'homme. ñaar sukkaliku bi jàngu bi bëgg yemul ci benn wala ñaari fànn rekk. par exemple nit yokk alalam mën a lekk ak a naan. déet li mu bëgg moo di nit am jàmm ci fànn yi yépp, nekk ci jàmm ak boppam ak moromam yi ak yàlla. ñett ci waa jàngu bi sukkaliku boobu du ci coobareem la ko nit ki di bëgg. déedéet yàlla moo ko ciy woo. c'est une vocation. loolu lépp lañu jot a xam ci émission yu weesu. tey dinañu firi juróom ñaari article yu jiitu yi nekk ci ñaareelu xaaj bi
ci chapitre 2 Pape bi tudde na ko le développement humain aujourd'hui sukkalikub nit ci jamonoy tey jii bala muy wax dara ngir ëllëg ci xaaj yi ñëw Pape Benoît XVI dafa bëgg leeral bu baax ci xaaj bii fan lañu tollu ci sukkaliku bi. Il donne un panorama de la situation actuelle du développement humain. ki ko jiitu di Pape Paul VI yëngal na ca 1967 waa jàngu bi waaw niti jàmmi yépp bu muy xalaat sukkaliku bëggoon na nit ñi bàyyi ci seen xel te jóg ngir yaatal ñi nekk benn ci ay jafe-jafe xiif ñaar ci toskare ji leen lafañ loo daanaka ñett ci feebar yi leen yàgg sonal wara faral di dal niki sibiru mbas sëkkat su mag si sida asma xar ñeñ ak onchocercose ak ñoom seen ñeent ci ñàkkum njàng ak bind. Paul VI avait une vision structurée du développement. Par le terme développement, il voulait désigner avant tout l'objectif de faire sortir les peuples de la faim, de la misère, des maladies endémiques et de l'analphabétisme. léegi ci atum 2009 ñeent fukki at ak ñaar gannaaw woote Pape Paul VI lu ñuy gis ci suñu àddina tey jii ci wàllu koom-koom mottalees nañu lu baree bare ma jox leen yenn misaal ca ati 60 ba 70 di jamonoy Pape Paul VI woto yi barewuñu woon noonu fii ci Ndakaaru amuñu woon lu di embouteillage téléphone bi it ci biir dëkki taax yi rekk la amoon ci bureau yi ñu doon nguuru ci réew mi ci ambassade yi usine yeeg l'hôpital yi ak ci kër borom alal yi lañu ko daan jëriñoo kenn xalaatuloon sax ne bés portable dina am te bare ci tey ci diggantey la xewoon ca ati 1960 ak li xew léegi gis nañu ne lu bare soppaliku na nañu xool rekk koom-koomu tisi yére yi mees yi xeeñ yi ak jekk-jekkal yi parfumerie et maquillage xam nañu ne loolu lépp duñu koy defar ci suñu réew waaye fu nekk lay jóge dale ko tugal Chine Japon États-Unis ak ñoom seen Pape Benoît bind na ci article ñaar fukk ak benn ak lu àddina si soppaliku bu baax ci ñeent fukki at yooyu war nañoo nangu ne sukkaliku koom-koom bi ñu gis ànd na ak ay jëfin yu dëng te déséquilibre ànd it ak ay jafe-jafe yu metti des problèmes dramatiques ñu ngi leen di gën a nemmeeku
ci crise bi ñu jànkoonteel léegi ci tubaab nee na il faut reconnaître que le développement économique a été et continue d'être obéré par des déséquilibres et par des problèmes dramatiques, mis encore davantage en relief par l'actuelle situation de crise. yan jafe-jafe ñooy feeñ ci suñu kanam xam-xam ak manoore yu ñuy jëriñoo yëf yi suuf si ëmb donte ñu yóbbuñu ci lu baax rekk dañu leen di jëriñoo ngir defar ay ngànnaay yuy tiitloo ngànnaay yu nucléaire yu ñuy defar mën nañoo yàq suuf si sépp yóbbuñu ci tukkiteeb àddina ci marché yu ñuy weccante xaalis bu bare bu kenn mënula natt am na ay nit ñu di xalaat seen njëriñu bopp rekk seen jëfin yu àndul ak sago moo waral crise bu ñu nekkee léegi looloo taxit ñu bare bëgg a génn seen réew ci sutura ngir uti seen ëllëg feneen ci seen biir am na ñi ci lab gaañu ca géej ga waxatuma nu ñuy yàkkee doole yi suuf si ëmb ngir dunduk nit l'exploitation anarchique des ressources de la terre. waaye pap bi saalitul mu ngi ñuy ñaax naan li crise bu ñuy jànkonteel ci jamono ji lëjëlëj te diis moo tax ñu tewu ci dëgg-dëgg waaye nañu ànd ak sago xoolu teeg yaakaar jóg ngir mottali li àddinaas tey jile laaj ñu mottali ko ngir ëllëgu doomu aadama neexaat crise bii dafa ñuy may bunt ñu xoolaat suñu dundin di xalaataat suñu jëfin. Nous devons assumer avec réalisme, confiance et espérance les nouvelles responsabilités auxquelles nous appelle la situation d'un monde qui a besoin de se renouveler en profondeur. Article ñaar fukk ak ñaar pam bi dafa ñuy moytuloo ndaxte nit dafa gaaw a xalaat ne gis-gisam ak xelam doy nañu ngir saafaraal jafe-jafe yi ci suñuy waxtaan rawatina entre amis léeg-léeg dañu bëgg a saafaraale jafe-jafe yi àddina si sépp suñuy baat yu neex rek bi nee na du noonu sukkaliku wala ñàkk sukkaliku ñi ko waral bare nañu li ko waral it mënuñu ko waxee benn baat c'est un problème complexe maanaam li waral ñàkk sukkaliku les causes du sous-développement mënuñu leen a yemale ci li ñu mës a jël suñu réew pendant la période du colonialisme ak ci li réew yi tubaab yi wéy a jëriñoo waaw sàcc daanaka suñuy alal yi réew le néocolonialisme colonialisme ak néocolonialisme am nañu ci seen wàll waaye du ñoom rekk ci biir réew yu bare alal yi ay néew doole yuy sonn a ngi dend ak borom alal yi ci biir réew yu néew alal yi am na ay borom alal yu kenn mësul xalaat ci diggu ndiraan gu néew a néew doole pap baa ngi ñuy xiir ñuy wut dëgg gi ci mbirum sukkaliku bi di ci gëstu
baax. ci article bi ci topp di article 27 Pape Benoît nee na sukkandiku ci wàllu koom-koom le développement économique ak manoore la technique doyuñu sukkandiku war naa fonk dëgg gi di laal fànn yi yépp. Il faut avant tout que le développement soit vrai et intégral. ñun ñépp dañu soxla ab tëralin bu ñuy won lu nit tigi ëmb ak lu sukkalikoom di tekki. ci article 24 ba 26 Pape Benoît dafay wone ne àdduna na mu feeñu woon Pape Paul VI ak suñu àddina tey jile du benn. article 24 maanaam fii ñu toll nguuri réew yi amatuñu sañ-sañ ba ñu mën a doxal seen réew ci fànn bu nekk ni ñu ko bëggee. daanaka ñeneen ñooy jiite àddina di imposé wu wax nguur yi lu ñu war a def. par exemple ñiy jiite koom-koomu pétrole ñooy tëral njëgu ndox mu ñuul mi te jafe njëg. benn président wala ministre amu ci kàddu. article 25 kóllëre yi dox diggante liggéeykat yi ak seeni njaatige toppaliku nañu it ndaxte par exemple usine yi di defar woto yi féetewuñu ci menn réew rekk. su fekkee ne ca bitim réew dogal nañu ne usine bi féete ci suñu réew dinañu ko tëj lu ci borom usine bi mën a def waxatuma syndicat yi. article 26 dale ko ca jamonoy Pape Paul VI aadaay xeet yépp yaa ngi gën di tase ndaxte nit ñaa ngi gën di tukki gën di jariñoo journal rajo télé téléphone portable internet ak ñoom seen. par exemple ca Paris wala ca Rome mën nga taseeg waa réew wu nekk xeet yépp aada yépp làkk yépp ñu nga fa. Michael Jackson feeñ na ci télé bu nekk woyam yi jaay nañu leen fu nekk xale yi àddina si sépp di fecc ni moom. ci genn wet weccanteeb aada yi lu baax waaye nañu moytu it loolu mën nañoo fàtteloo suñuy aaday xeet suñuy woy suñuy pecc suñu làkk ba tax dootuñu xam suñu bopp. àddina saa ngi sukkaliku gën di sukkaliku. Pape Paul VI ca atum 1967 fàttaliwaat na digalu borom bi Yeesu naan jox leen ñi xiif lu ñuy lekk. da xam ñeent fukki at ca gannaaw limu ñi xiif te mar ndoxum naana ngi gën di yéeg. crise bi ñu jànkoonteel yokk na limu ñi xiif ba 1 milliard ak téeméeri millions yi doomi aadama yi maanaam juróom ñeent fukki yoon limu waa Sénégal 90 fois la population du Sénégal. suñu àddina si lekk ngir dundal ñépp am na
amu doy. ca Rome am na benn kuréel bu ñu naan FAO di tekki ci anglais Food and Agriculture Organization, maanaam kuréel gi jiite mbirum lekk ak mbéy mi ci turu réew yi yépp. semaine bii juróom benn fukki njiiti réew ak juróom ñaar rekk ñoo teewe daje mu mag bi ñuy waxtaane mbirum xiif. fu ñu jógee ñi ci ëpp Afrique, Asie ak Amérique latine. jiite réew yu bare doole di G8 teewuñu fa. Pape Benoît nee na war nañoo mànkoo ànd nangu ne nit am lu muy lekk ak lu muy naan moo di sañ-sañu doomi aadama yi yépp ñu mu mën a doon te bañ cee gënatle kenn. Il est nécessaire que se forme une conscience solidaire qui considère l'alimentation et l'accès à l'eau comme droit universel de tous les êtres humains sans distinction ni discrimination. mbokk yi suñu catéchisme dimanche bii yóbbu nañu ci suñu àddinaas tey jile ci li ciy dox ak li ci doxul. jàngu baa ngi ci bànneex bi ci nit ki di yëg ak coono yi mu ciy daj. nañu góorgóorlu di wéy a gëstoo ko xalaat ci sas wi ñu borom bi sas ci biir àddina si. kercen budul gëstooti dafay gëmmentu nelaw. bataaxalu Pape Benoît fukk ak juróom benneel bi dafa ñuy tegtal yoon. mbokk yi ñuy seetaan dali ko tey di dimaasu soor ak coonoy borom bi dugg nañu ci semaine bu sell bi. dinañu topp ci tànki Yeesu suñu borom di fàttaliku ni mu jébbaloo ba ca deewu croix ba ndaxte dafa ñu sopp. ñu nit bu ñu ko bañal dara waaye nañu jébbalu tàkk ci moom. jébbal ko suñu jëf yu baax waaye itam suñuy bàkkaar. par exemple ci confessé bi di sacrement wu yërmande yàlla ji moom dinañu baal suñuy bàkkaar yépp di békk ndaxte dellusi nañu fa moom. mbokk yi ci yoon wi ñu yóbbu fa xewum Pâques maa ngi leen di yéene yéen yépp leer di bawoo fa yàlla ci jàmm.